da nga laaj ñaari laaj bu njëkk bi mooy yoon yeeg yu mel noonu yu tuddee ay nit ñoo xam ne dañ ñoo nootoon suñuy bureau lañu xam nga lu tubaab bi wax bureau man su ma déggee ay soi-disant communicateur ou historien naan dañuy tagg ab tubaab parce que def na fi koo xam ne dafa ñëw nangu sa réew noot la nangu sa liberté ku wax mu dóor ku wax mu rey ku wax mu jël la génne la réew mi kooku mënul doon ku ñuy célébrer ci réew mi te ñoom du ñu célébrer pourtant ci suñu kaw lañu toog boobu ba léegi ba tey sax ñu ngi toog suñu kaw di ñu ŋàcc bi leen Allemagne jàppee duma leen ba ñuy bëgg a dee dañoo ñëw jël suñuy maam ñu dem xeexi ba ñooñu ñibbisee ñu yóbbu leen caaro yi jël tubaab fay ko 1000 jël ñooñu ne leen 50 ans lay fay ñooñu ne d'accord ñu boom leen assassinat la rangale leen dóor leen ay fetal kon su nit ñi naan way on a une histoire avec la France c'est quelle histoire histoire boo xam ne dañ jàpp say maam jaay traite négrière lu mat plus de 25 millions d'Africains génne nañ leen fii ci jamono jooju dans des conditions yoo xam ne kenn xamul ñu bëri dee ci géej gi dee feneen te ba léegi nag bëgguñu taxaw reconnaître ko le plus grand crime de l'humanité ñun africains ñu sàggan ba ñemewuñu koo wax tey yahud yi de ku tudd seen choix boobu tey ku tudd seen choix ñu tëj la kaso ku ne sax est-ce que loolu amoon na ñu tëj la kaso waaye tey ñoom ba léegi bëgguñoo toog reconnaître ni c'est un crime mais mieux encore nous Africains on doit exiger le dédommagement c'est vrai que kenn mënu koo dédommager waaye dañ ñu ko war a dédommager parce que préjudice moral bi mënoo ko dédommager kon il faut ñu décomplexe Sénégal mooy koo xam ne soo nee acteur politique soo nee d'accord ma ci France CFA sax gars yi woo la non bul wax waxu France non dañ lay yàqal mais c'est n'importe quoi cette colonisation mentale député Assemblée nationale France ñeme taxaw France ne man France CFA bi li laa ci xalaat suñu digganteeg Sénégal li laa ci xalaat yow soo nee suñu digganteeg France d'accord ma ci lii mais c'est extraordinaire loolu nag dina jeex. xam nga sama campagne électorale boo sama étape Saint-Louis sama meeting Saint-Louis dama taxaw ne buñ ma wóoloo ba dénk ma réew mi statut bii dinaa ko fi jëlee def fi bu Cheikh Amadou Bamba wala bu keneen koo xam ne am na lu mu représenté ci réew mi image yaa ngi fi mën nga dugal léegi YouTube il n'est pas admissible qu'on ait des rues yu ñuy tuddee fii ay Jules Ferry ay xawma ville d'ailleurs tout ah Général de Gaulle Vincent Thiong xaw ma la nag mais ñun ana suñu nit ñu baax ab waruñu am réew bu tudd Arfan Bassir Sonko sama maam nga xam ne def na lu bëri fële buluf kon nañu bàyyi yooyu et waruñu woon toog sax su ma gisee ñu naan am na ñu ne dañ koy déboulonné ñu envoyé l'armée ñu ne dañuy dem taxawal statut fédéral ak li mu def suñuy maam ñu naan dañuy dem protéger statut c'est tout n'importe bon si yooyu su ma ciy wax sax xol mën na jóg mais bu dee ñun de yàlla dénk nañu réew mi première semaine bi dootul am yoon buy tudd lu dul turu sénégalais wala africain Julius Nyerere Thomas Sankara Cheikh Anta Diop et cetera waaye tur yooyu du fi am wax nga affaire Bati Plus d'abord soxna si boo seetee de plus en plus wala de moins en moins di ngeen ma dégg ci mbirum scandale xam nga ndax lan dama jàpp ni man amatuma lu may prouver ci ay scandale juróom benni at ma ne ci scandale yi di révéler dem naa ba yenn Sénégalais dañ naan moom lu mu xam wax ko ñii naan du homme d'état ba ci lan ñu ngi sàcc alalu réew mi nga ne homme d'état laa duma ci wax ñi ngi lor askan wi nga ne homme d'état du ma wax kooku mooy lépp sauf homme d'état noppi gu bëri bii ngay gis yépp c'est que gars yi dañuy jàppante yenn saa yi bu ko defee dañ naan soo ma waxalee ma waxal la
wala ba ma waxalee ma tëj la ndax maa yor nguur gi man mun nga ma waxal mais doo ma tëj. dama ne ku gis lu dul yoon luy yàq ci réew mi da ngay taxaw ne lii mi ngi yàq su dee lu moo nar a tee nit nekk homme d'état yàlla bu ma ko mës a def parce que complicité la nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi nit ñaa ngi accouché di dee jeunes yi amuñu liggéey réew mi foo laal dafa métti benn groupe rek toog di def lu leen neex milliards yi di jaar fu ne ñu ne kenn du ci tudd loolu nag ñun du ñu defee noonu mais dama jàpp ni ñun egg nañu foo xam ne suñu parti day continuer dénoncer am na yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dinañ dénoncer waaye léegi ñoom Birame ñu ngi fii sama lieutenant yi ñoom Bassirou Diomaye ak ñeneen man damay jublu ci yii ma wax nii ak di xalaat di bind ay téere ci li war a yóbbu réew mi ak Afrique wax ak sénégalais yi programme ak gis-gis teewul saa su ko jaree rek naa ko wax ndax assemblée moom saa yi moo fa taxawee la ma war a wax dinaa ko wax foofu boole koog nag dossier Bati Plus la ca ëpp dossier privé la dossier wu détournement ci biir entreprise dossier privé la bu dee am na lu ci war a doon dossier public xam nga lan la mooy su dee alal dafa génn te jaarewul fi mu war a jaar en espèce dañ ko doon génne déclaré wuñu ko nekkul ci seen bilan ça veut dire que lañ ca waroon fay ci impôt fayuñu ko ci peut-être aspect boobu mooy doon aspect public bu amee yeneen nag dossier bu nekk justice ñu koy instruire justice lan laa ci toog di wax loo xam ne maîtriser wu ma ko mais dama bëgg a wax sénégalais yi nii dossier yu gën a garaaw Bati Plus téeméeri junni yoon parce que fii ay 2 milliards xam nga 4 milliards la ñuy wax 94 milliards yi ñu sàcc fii ci réew mi ñu tudd ko te loolu di xaalisu sénégalais yi du xaalisu privé de du entreprise te tey bëri na ku yor làmmiñam di yóoxu 94 milliards yooyu gars yi moom lañ joxoon xaalis muy bind naan loolu amut ba rapportu OFNAC génn ne 94 milliards yu am la te lu gën a garaaw a ngi ci parce que yeneen 28 dossiers ñi ngi ci kon mat na ay centaines de milliards ci loo xam ne suñu alal la waaye am na ay nit yoo xam ne tey il joue au grand justicier ñi nga woon foofu di défendre Tahirou Sarr ak keneen ak keneen kon du loo xam ne kiiwul ñëpp a ngi ciy wax dossier bi ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla man toll naa foo xam ne am na leneen lu may toppatoo léegi loo xam ne du ma dugg ci yenn détails yu demee noonu je crois que dossier justice la ay chroniqueur def nañ ci ay chronique wax lan la procureur wax lan moo nekk ci réquisitoire bi Sénégal yëpp xam nañ ñu ci ne kon mun nañ cee bañ a yokk dara xaw ma ndax am na beneen laaj su lu ko may ñu waaw maa ngi daaneel ci lancer un appel di ko lancer Macky Sall Macky Sall dafa war a xam ni réew munoo dëkk ci sama njaboot ak lu ñu munti def naa leen làq sama gannaaw waaye jàpp ñeneen ñoo xam ne defuñu dara lu ay nga leen di faagagal ba seen bakkan nag cee rot Macky Sall na libéré Abdou Karim Gueye bàyyi leen nit ñi julli ajjuma ci nit koo xam ne dafa feebar jarul nga koy tëj ba bakkanam nar cee lor ci boobu jamono ñu fi luubal ay milliards kenn woowu leen waaye ñi ñu jàppoon sax ñuy luxus xaalis yaa ngi leen di libéré loolu du yoon Macky Sall na xam ne àdduna du nii na libéré doomu jàmbur ji dafa am problème mu wér-gu-yaram ñëpp gis nañu dañ ko mujjoon évacuer ñun ñii dañoo cotiser dajale pour ñu jàppale ko yóbbu ko mu dem faju Allemagne su ko téyee ci kaso bi nag ba bakkanam rot fa moom moo ko assassiné damay wax lu leer na libéré doomu jàmbur ji wasalaam